ngeen jëf mbokk ñi seetaan dal leen ak jàmm si seen ëttu xibaar Bargny bi hebdo ma am mbégte di leen ko présenté ñëw ak yéen ci li nga xam ne rek moo gën a fës ci bile ëttu xibaar dinañu ñëw bu baax ci préparation ouverture des classes ak visite bi nga xam ne le ministre Omar Gueye amaloon na ko fii ci Bargny ñëw ak yéen tamit ci tijji école yooyu xam ni si le 25 bi Bargny tamit ibbi nañu seen école ñu ñëwaat yéen ak si préparation yooyu li nga xam ne nag mooy wàllu koom-koom muy programme de relance de l'économie locale maanaam rek jàppale artisan yi ñu relancer waat seen économie gannaaw bi leen mbas mi laalee loolu tamit dinañ ci ñëw bu baax ak jàppale bi nga xam ne mairie bi mu ngi leen ci jàppale jëm si taxi clando yi nga xam ne rek jaglañ lañ leen li nga xam ne moo di essence campagne pré hivernale maanaam rek préparer nawet bi ba mu bañ a andi am mbënn moo xam ne dina sonal waa Bargny dawatina ñi nga xam ne ñoo nekk fële ca front de mer mbokk yi lii moo doon li nga xam ne moo gën a fës si bile ëttu xibaar boo leen taaxirloo tuuti ñu faram-fàcce ko ba mu gën a jàppandi. Masambay very now, way to last day we go there. Masambay very now, way to last day we go there. Masambay very now, way to last day we go there. Bismillah si seen ëttu xibaar nañ leen ko waxee woon ca ndorteel ga Bargny ñu ngi nekkoon ci préparatif ouverture des classes gannaaw ba mu tëjee ce mois de mars ki nga xam ne mooy ministre Omar Gueye àndoon ak mairie Bargny amoon ab doxantu fële ca CM Castor ñu xool rek matuwaay yi nga xam ni indi nañ ko ngir njàng mi doon am njàng bu mucc ay ba feebar bi bañ leen a laal Lamine Seck. gannaaw ba dogal bi jógee ci gouvernement bi ñu jàpp ni xale yi dañuy dellu ci l'école yi collectivité territoriale yu Sénégal yëpp am ci taxawaay bu am solo kii di jëwriñ ji ñu dénk wàllu mairie yi ak département yi amaloon benn doxantu ànd ci ak préfet ak gouverneur ànd ci aussi ak ñi nga xamante ne ñoo ŋànk mbirum éducation ñu gën leen a xam ci inspecteurs yi ñu ñëw saytu mbir yi naka la tëddee ci l'école yi. fii nag ci Castor 3 wu Sococim dafa mel ni lépp yemb na. comme ngeen ko gisee dañu bi ngeen di dugg gis ngeen ni am nañu ay volontaires yu ñu accueillir volontaires yooyu seen liggéey mooy gérer xale yi pour ñu bañ a di sësante fexe ba mu am ay distance ci ñoom bi ñu noppee ci loolu it jël nañu température ñëpp ci thermoflash yi ba noppi ñu xool salle yi nga xam ne nii moom la ñu ubbi ñetti salle pour accueillir 56 élèves moom la ñu ubbi. gis ngeen ni it ku ne mën nga toog xale bu ne dina toog te du jege moromam donc distance yi respecté nañ ko leneen li it mooy gërëm le ministre ci taxawaayam ci tànk yi ko fi indi gërëm it ñi nga xam ne mooy la communauté éducative de Bargny et départementale également ak ñëpp ñi nga xam ne ni dugal nañ ci son loxo pour que mbir yi mën a pare ñooñu Croix-Rouge bokk nañ ci parce que ñoom jàpp nañ ci li nga xam ne ni mooy nettoyer école yi. service d'hygiène jàpp nañ ci désinfection bi ASC yi les volontaires jàpp nañu également ci nettoyage bi ba ñu mën a yegsi tey en toute sérénité di xaar nag jeudi pour accueillir les élèves dans des conditions sécures et optimales. jumtukaay yi dispositif de sécurité bi mat na sëkk ci li ñu seetlu fi nga xamante ne mooy CM Castor 3 ñoom itam noonu itam la ko ministre bi nemmeekoo fi nga xamante ni yépp jaar na fa ngir saytu. naka la taxawaayu collectivité territoriale yi demee ci ibbite école bi ñu dëgmal le 25 juin 2020. matériel bi doy na bu doon fukk mën nañ ni juróom-ñaar yi au moins collectivité territoriale yi ñoo ko joxe donc loolu ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax ci turu président Macky Sall moom d'ailleurs def na ko plusieurs fois en conseil des ministres. parents d'élèves it seen taxawaay rafet na corps enseignant bi seen taxawaay rafet na man. fépp fu ñu jaar gis nañ ni gel hydroalcoolique doy na masque doy na thermoflash doy na également gis nañu tamit ni ci bi saabu beeg li ñu war raxasoo yëpp mat na lavoir yi salle de classe yi set na raxas nañ ko service d'hygiène yi jaar nañ fa pompé nañ ko maanaam toutes les conditions sont réunies. taxawaayu parents d'élèves yi tamit nekk na itam lu ñëpp di rafetlu jàngalekat yi waxi noppi ñoom it ñu ngi taxaw temm ñu seetlu ni fii ci Bargny lii ngeen gis ci école Castor 3 noonu la école yépp tëralee ànd ci ak ñi nga xamante ne ñooy association yi nawetaan parents d'élèves yi acteurs yépp ak Croix-Rouge bi nga xamante ne kenn du leen fàtte maire Abou Seck di ñaan ñépp ñu ànd ak farlu ci mbir yi taxawaay bi yàgg lool ndax doomu Bargny yi mën a jàng mu mucc ayib te duñ ci jëlee jàngoro ji nga xamante ne mooy mbas mi. dal na suñu xel
parce que jàng moo war xale jàng moo ko war donc bu fekkente ne mesures yëpp jël nañ ko incha allah nous allons les accompagner ci dispositif bi pour à ce que jàng bi mën a dem ci meilleures conditions mais aussi d'aviser en tant que parent d'élève nos enfants pour que ñu ñëw jàng. di wax parents d'élèves yi nañu ànd ak seen i doom indi leen ci école ñu takkal leen seen masque correctement relais yi nga xam ne ñoo fi nekk muy association des jeunes muy volontaires yi ñoom it indi nañu seen taxawaay ci mbir mi ñoom ñëpp mobilisé wu nañu pour que xale yi mën a jàng dans de bonnes conditions. gannaaw préparation yooyu le 25 juin bi école yu bari ñi ibbi nañu suñu équipe nag amoon nañu benn doxantu dem ci école yi rek ko xool nan la fa ouverture des classes yooyu tëddee. jamonoy mbas mi fii ci Sénégal ak yeneeni réew lu bari dafa sooxe woon lu ci mel ni jàng ak jàngale mi ba tax na nguurug Sénégal jël na dogal delloo ndongo yi nga xamante ne dañuy jongante ci classe yi ci jeudi bi nga xamante ni mooy le 25 juin 2020 maire bi am ci taxawaay. la maire yi daf ci am taxawaay l'État par le canal de l'IEF aussi am ci taxawaay la maire yi ci partie bi ko concerné jumtukaay yi xamante ne dañ koy soxle pour mën a gérer les gestes barrières maire bi am na ci taxawaay alors muy eau de javel bi muy madaar yi muy gel hydroalcoolique yi ak thermoflash benn thermoflash maire bi andi na ki fi ak masque yi alors pour la partie étatique bi par le canal de l'IEF jot nañu fi aussi jot nañu fi thermoflash jot nañu fi ay masque donc ak yeneen jumtukaay yoo xamante daal maire bi ak IEF bi daal de toute façon ñoom ñaar ku nekk en ce qui le concerne am na loo joxe loo xamante ne mën nañu permettre ñu tàmbali. gis daal autorités yi def nañu effort pour que protocole boobu ñu matale ka daal moo tax nga gis élèves yi sol masque comme ni ñu ko joxe je lis aussi ñu mettre à la disposition des élèves daal et du personnel enseignant. bile taxawaay dafa nekk lëkkaloo bu am solo bu parents d'élèves yi dugal seen loxo ànd ci tamit ak volontaires yi nga xamante ne ñoom la ñu tàggat te bàjjeenu gox Mamy Kébé jiite leen. ñu ñëw di taxawu ñi nga xamante ne ñooy xale yi nekk ci l'école yi rawatina nag taxawaay bu mucc ayib bi jàngalekat yi am ngir rek année bi bañ a doon loo xam ne dañ koy perte ba muy sooxe mën a lor yi le gone. 16 la ñu def par classe waaw parce que ren moom suñu effectif demeewul noonu ñu def ko 16 parce que par classe yàlla defal ñu aussi ñu am maître yoo xam ne ñu bari jaar nañu CM2 donc pour gérer effectif bi du leen war a mën a poser problème daal te avantage daal laa si gis pour élèves yi waaw. bu jafe suñu côté parce que gars yi pédagogue la ñu daal dinañ commencer def activité de consolidation pour xool niveau élèves yi fi mu toll après nag ñu jëm ci répartition li ñu def daal pour essayer xool nu ñuy defee maximum daal ba am programme bi li ñu ci soxla pour xale yi mën a présenter au examen. Il faut aussi ñu assurer la continuité pédagogique et à ce niveau-là au niveau de l'école nous avons discuté waxtaan nañu ba déggoo nañu ci niñ koy doxalee alors mooy di ci wax leen rek au niveau pédagogique mooy situation bi ñu nekkee nii dafa ñu imposer distanciation physique donc au niveau des classes loolu bàyyi nañ ko xel alors que classes yi comme ni ko autorités yi waxee joxe ñu ne warul dépasser 20 élèves ñun respecté nañu loolu fii au niveau du groupe scolaire Miss. tey bi ñu xëyee suba gi teel nañu ñëw. 7 heures ñu ngi fii les volontaires aussi envoyés par la mairie pour accompagner ñu effectivement 7h30 bi ñu waxante woon 7h30 fekk na leen fii ñu tàmbali liggéey bi. alors bi ñu duggee 9h alors li ñu jëkk a taxawee mooy fàttali élèves yi la situation donc coronavirus bi alors jëlaat aussi pour élèves bu nekk contact parents maanaam le répondant en cas de situation loolu jël nañ ko dans toutes les 5 classes. naka noonu école yépp ci Bargny la mbirum sécurité bi concerné comme niki ngeen ko gisee noonu la tëddee fépp ñu boole ci nag ànd ak farlu boo xam ni mooy directeur école yi acteurs yépp taxaw nañu temm ci mbir yi ndax lu ci mën a am it ndamu Bargny la ndamu doomu Bargny la te sécurité xale yi Bargny la loolu moo waral nag volontaires yi di doxal li nga xamante ne mooy directive yi ñu leen jox ci biir école yi ak ci buntu école yi. mesures yëpp fi nekk mesure barrière yëpp nekk na en place parce que démb on s'est réunis ba loolu yëpp def évaluation donc lépp mu ngi à jour moo tax tey ma ñëwoon doon xool est-ce que les conditions sont remplies mais alhamdulilah
ute oree ko. On a prévu benn salle d'isolement pour en cas bu ñu amee suspect ñu mën la isoler jël les numéro contact mais bu loolu amul xale bu ñu identifié di leen woo sa yaay bu fekkee il est asthmatique comme cas bi ngeen fekk ce matin da mujjee woo sa mère pour décalaat est-ce que était amoon na benn suivi médical et cetera mais wax nañu loo xam ne daal doy nañu moo tax ñu ne élèves bi ñëwal toog en attendant mais que mu respecter hygiène de vie am quoi. fii ku ñëw dañ lay jëlal sa température d'abord nga raxasu lavage des mains après nga doog a dugg ñu jox la masque waa mairie bi jox ñu ay masque ak ndox baa ngi démb dañ leen livrer seeni masque ba pare léegi ku ñëw rek dañ lay jox masque boo ko àndaalewul boo ko àndaale tam ñu jox la sa masque boo delloo sa kër boobu dañ koy awantaloo ak yooyu. léegi récréation bi classe par classe mooy génn classe bu génn ñun ñu encadré leen xool rassemblement yeeg yooyu après beneen ñooñu dugg beneen classe génn. élèves yi moom amaguñu ak ñoom problème xanaa ñoo gën a ñaaxaat parents yi rek parce que da ngay gis élève bu jóge këram ba fii du takk masque ak ndox yi ñu leen waxoon démb ñu àndaale ak loolu moom parents yi la ñuy gën a waxaat rek ku sa doom di ñëw école nga xool noo koy jàppandile daal ay yëfam. élève bi dañ nekk na ndekki këram ba suur parce que lekk bi la ñuy bañ ci école beeg yooyu na àndaale góotu ndoxam bu ko defee du génn di wuti ndox parce que boo xesee ba dugg ci école bi doo génnaat na àndaale ndoxam pour lu muy naan ak yi muy soxla ak yooyu gelam ak lépp ma ay masque ak lépp moom mu ngi ci école bi mais na lekk daal këram ba suur àndaale ndox moom lay soxla école bi amatul jaay amatul alentour yi kenn jaayatu fi. wàllu koom-koom si seen ëttu xibaar ak programme bi nga xam ne mooy PRODAP mooy programme bi mairie bi tëral rek ngir jàppale ñi nga xam ne ñooy artisan yi nekk fii ci Bargny rawatina chauffeur yi gannaaw bi nga xam ni coronavirus bi laaloon na seen secteur bu baax a baax mairie Bargny rek jàppale leen ku ci nekk mu jox la 50 litres essence ngir ñu mën a relancer li nga xam ne mooy secteur transport fii ci Bargny l'homme qu'il faut. mairie bu Bargny si programme de relance économique locale gannaaw lu fi mbas mi def xam ni secteur yëpp ko yëg. jog ngir taxaw chauffeur yi nekk ci garage clando yu Bargny 50 litres d'essence la jagleel ku nekk ci sa GIE chauffeur yi doon mbégte ci seen président. tey bu ñu demee ba bëgg a relancer suñuy activité moom vraiment maire accompagné ñu ak gasoil bu toll nii 50 litres gasoil bon kooku dañ ciy kontaan bu baax di vraiment di sant maire di sant initiative bi nga xam ne vraiment jël na ko defal ko chauffeur si quoi te xam ne population am la ko defal doomu Bargny la ko defal jeunesse Bargny la ko defal lépp ci Bargny lay duggaat daal. yi vraiment gën a rafetlu parce que tamit waxuñu loolu sax mais daf ñu gën a accompagner ci li nga xam ne mooy matériel parce que dama gis nañu matériel bu am solo boo xam ne andi na ko ci garage bi bon gel yi macha allah bari na bon vraiment lépp loo xam ne mooy matuwaay pour mbas bi yoo xee ko masque lépp loo xam ne moom la laaj vraiment que jox nañu équipe bu doy vraiment boo xam ne xalaatuñu ko vraiment defal nañu ko démb ñu wax tamit bon vraiment jàppale tamit ci matériel am na tamit ay projets yoo xam ne moom vraiment am na ko ak ñun ci garage bi yoo xam ne moom dañu gën a accompagner ci garage bi ci li nga xam ne moom la xalaat ne moom moo ci xaw a manqué tuuti rek ñu ngi ci pour jëm ko compléter quoi. doon nañu am ñoo xam ne ñu ngi ko doon dingat di si wax naa peut-être day li la wax rek yooyu ay wax kese la ay wax rek la doo leen jot yooyu ñooñu laa bëgg a xamal nañu loolu jot nañu ko maire mi nga xam ne kat bàyyi na xel si nun population Bargny jox nañu loolu tey. mu mel ni lu ñuy wax weddi gis bokku ci ku nekk jot na sa wàll bii tax nga mën a jot li la maire bi jagleel chauffeur itam rafetlu li doon une première. di sant maire bu baax ñu koy sant bu wér franchement ñu chauffeur yëpp kontaan nañ ci moom parce que lu muy defal nii tey vraiment chauffeur yëpp bëgg nañu parce que bëggul kontaan la jour bi moom vraiment jour kontaan la moom du ñu ko fàtte mukk parce que ñu bëri bon am na ñoo xam ne ci biir wax dañ doon xalaat ndax dina am du am mais xam naa weddi gis bokk ci tey boo gisal nañ seen bopp ku ko doon jéem a weddi def naa li nga gis nga xam ne am na daal. ba ma dalee yor oto ba léegi mënuma taxaw si station yi la jënd 50 litres ab gasoil ba ma jëndee la mu bëri junni mais kii la jox 50 litres ab gasoil ba mu fan kooku mën naa see daw ay fan ay semaine mais kooku jàppale na la vraiment nun daal amuñu lanul kii daal nu ngi kaa sant nu ngi kaa gërëm ñii see dingat nag dañoo xamul lii ñaa wax dama bëgg a wax ne ñii la dingat nañu xam ne monsieur le maire bi jëlul 50 litres ab gasoil jox ko population bi yéen population Bargny la ko jox mais ñii population Bargny ñooñu ma ko jox nag mais waa Bargny laa dimbali parce que au moins ba ma joxee 50 litres ab gasoil aw u ñëw jëm dëkk Bargny jëm Dakar mais ba ma fayeb 5000 dama naa kat man am na ma gasoil mais dama laa yóbbu ngoon koo koy jàppale nekk gis na si boppam ngoon loolu nun nu ngi kaa gërëm monsieur le maire ñii la dingat nag nañu xam lii ñaa wax parce que li ñaa wax am yaaxa la te yaaxa baaxul te vraiment monsieur le maire daal population Bargny kontaan ne si aw
nu ngi laa gërëm nu ngi laa sant. naka noonu waa maire bi di dolli di dëggal ci seen action jëmale ko ci dëgg te gannaaw secteur transport waa service social dina leen jàppale ci yeneen secteur. voilà li ci des mooy bu ñu paree ci ñoom jàll ci beneen famille d'acteurs rek waaw parce que kii vraiment c'est un plan communal d'appui à la relance économique voilà ñu ngi ci chauffeurs yi jamono yi buñ ci weesoo def naa ci mool yi la ñu jëm am na yeneen corps de métier yu fi ne yoo xam ne aussi ñu ngi xaar ay actions yu am solo ci mairie bi donc daal ci kattanu yàlla bëgg nañu matale lépp daal bépp corps de métier bu fi nekk rek jàppale bi nga xam ne maire bi mu ngi koy def jëmale ci ñoom mu yegg ci ñëpp. lii nag dina dimbali doomu Bargny rawatina safoor yii ñuy woote ñëpp jàpp ci liggéeyu mairie ngir njariñu dëkk c'est Bargny ki gaañ. ci wàllu woowu sax la ñuy des bi ba léegi ak artisan yi rawatina ñi nga xam ne ñooy menuisier et mécanicien yi mairie bu Bargny amoon na ab réunion ak ñoom ñu xool rek ñoom it nan la ñu mën a relancer seen secteur ak jàppale leen ci li nga xam ne mooy ay carte artisan ak li ni mel Seynabou Sall. projet banque mondiale bi di PGA soxal rek secteur artisanal fii ci commune bu Bargny li di PRODAP di programme d'accompagnement artisan yu Bargny dajale woon na artisan yi fi nekk ñu amaloon am ndaje fële ca salle de délibération bu nekk ci mairie bu Bargny ci teewaayu ndaw li fi teewaloon waa chambre des métiers bu Dakar yor antenne bu Rufisque ñu doon waxtaane rek nu ñu mën a àndee ngir jël ji rek ndimbal yu ñu jagleel artisan yu Bargny. bu ñu demee nag ba tey teew fi ak monsieur le maire di waxtaan ci loo xamante ne lii vraiment Bargny ko seq surtout ñu ñuy jàngal métier loolu dafa seet de xol parce que Bargny lu ko yokk ak lu ko defar ñun moo ñu tax a jokk te si la ñu mas a nekk aussi kon donc ñun dañuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen xamal ne aussi lii dañ siy téye bu baax pour Bargny mën a avancer parce que Bargny yegg na foo xamante ne fii fu ñuy dégg Pikine wala di fa dégg Guédiawaye wala di fa dégg Médina dañu fa war a dégg waa Bargny wax dëgg yàlla parce que bu dee wàllu artisan kenn mënu leen kon donc loolu ñun dañ koy sant yàlla di ñaan yàlla aussi ñëpp jàpp ci sa xam ne léppi Bargny la daal ñu gën a góorgóorlu aussi projet bi aussi gars yi téye si pour mën a avancer daal. équipe municipale bi fi nekk xam njariñu artisan yi nekk fii ci commune bi tax na rek mu bëgg leen jàppale ci bépp boor. dafa laaj loo xamante ne li bu dara lu dul voté waa Bargny am ay représentants loolu mooy suñu problème te loolu pour ñu am quoi kenn ku ne fu nga am chambre de métier nga am carte chambre de métier te loolu aussi dañ siy taxaw incha allahu rabbi xam naa feebar bi yàlla nag fi yàlla jële loolu mu ñu xawoon téye baare ñu mais incha allah bu génnee bu fekk fi yàlla jëlee incha allahu rabbi dañuy def délégation ñun ñëpp ñu dem jël ñëpp seen i kayit ak seen i extrait de naissance toll leen ay carte pour ñëpp quoi waxtaan nañ ci ak maire bi moom aussi nee na si teg loo xam bon loolu alhamdulilah rabbil alamin la ñuy wax quoi incha allah rabbi daal Bargny bëgg nañu Bargny képp ku fi nekk di artisan am carte boobu bu soobee yàlla. xanaa di fàttali rek ne PRODAP mu ngi wëy di lawal ay bànqaasam. du ñu dem dañuy des ba léegi ak PRODAP ak artisan yi bii nag mooy ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy coiffeurs yi gannaaw seen financement ak accompagnement bi nga xam ne rek mairie bi amaloon na ko da leen baal li nga xam ne mooy remboursement yi ñu def mu am loolu ñu waxtaane ko woon ci benn réunion mu doonoon lu am solo reportage. kuréel bi ëmb coiffeur ak coiffeuse de Bargny dajawaat nañu ak maire bi ci luy soxal PRODAP coiffeuse ci jamonoy mbas mi. ñi mu gàllankoor ci seen liggéey ak naka la ñuy def ba am seen liggéey Mansour Diouf di ko dëggal. C'était un bon départ commencé woon nañ di avancer bu baax ci liggéey bi macha allah accompagnement bi tamit ñu ngi ko doon jot bu baax ñu ngi ñuy accompagner dañuy ñëw suñu salon di ñu assister di ñu wax nan la ñuy doxalee suñu gestion aussi maanaam financé wuñu rek bàyyi ñu daf ñu financé ba pare topp ñu waaw ñu ngi développé nag mais malheureusement mbas mi moo ñu dagg bon dagg bi mu ñu dagg mooy liggéey bi doxatul dañ tere mbooloo tere ndaje léegi mbooloo mook ndaje moomu ñu tere moo tax ñun suñu liggéey sooxe waaye sooxe gi mu sooxe maire def na ci loxaam nee na nañ arrêté versement yi ñu doon versé kon donc tene na foofu si benn côté jàppale nañu bi ñu ñëwee tamit tey réunion bi mu ñu doon wax c'était pour motiver ñu pour yokk suñu capacité de travail yokk suñu gestion pour ñu mettre ci niveau boo xamante ni mooy gën a high level mooy gën a kawe. naka noonu jàppale coiffeuse yi bañ a mën a am ay kii di tey maire bi Mariama Rood di si àddu te di si dëggal. nit soo nekkee ci métier bi da nga koy utal carte d'identité carte d'identité mooy carte artisanat boobu jëlal nañ ko en charge waaw parce que subventionné nañu
parce que normalement xaalis waroon na cee dugg bu bëri nag maire bi jël na ko en charge laajuñu lu dul suñu photocopie d'identité ak suñu photo waaw loo xam ne daal xaalis daal moo ko fay faj maire jëloon nañu ko en charge kon loolu ndimbal la ba tey accompagnement la wax dëgg yàlla taxawaay bu rafet la au niveau de Bargny. Prodap coiffeuse gannaaw bu ñu leen jàppalee ci seen jumtukaay yu ñuy liggéey saa su ne ñuy saytu seen liggéey maire bi du taay mukk ci jàppale leen ngir artisan Bargny gën a ràññeeku. toujours maire mi ngi ñuy bett ci ay proposition yoo xamante ni daf ñuy jëmale ci kanam franchement amuñu payam parce que loo waxadi boo gisee nen a ngi mi ngi ciy jàpp mi ngi ñuy topp mënoon nañu jox financement ba pare taxaw ne sama weer laa xaar ak ñoom ñu fay ma ko mais mi ngi ñuy topp di ñuy wax nan la ñuy yombalee ni ñuy foree liñ koy fay pour mu mën ko jël dugalaat ko ci beneen artisan boo xamante ni day développer liggéeyam. macha allah am na solo trop am na solo ñu ngi koy sant di ko gërëm nag di ko wax ne fi mu jàpp bu mu ci bàyyi damay wax ci turu Bargny gépp ci turu jeunesse su Bargny yëpp di wax ni nañ ñëw waxtaan si ak maire mu ñëw mu jàppale leen nañ am ay objectifs yoo xamante ni yuy jëmale Bargny kanam la ay projet yoo xamante ni projet yuy développer dëkk bi la incha allah ki ma gis man bu fekkente ni oo nañ ko ci loolu dina leen ci jàppale. nawet bii di jib ak taw bi xam ngeen ni Bargny day faral di jokkanteeg ay li nga xam ne ay jafe-jafe la rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fële ca front de mer maanaam wàllu géej fële ca ngudd looloo tax kër ya fa nekk mairie bi ñëw taxaw ngir jàppaleen def fa ay tabax ba mbënd mi bu ñëwee du leen sonal Lamine Seck. sancub géej nguy dàgg ak njolmaan am na fa ay kër yoo xam ni ndox mi da leen sonal noor ak nawet ndax napp bii fa nekk muy napp doo naka noonu maire Abou Seck amoon fa benn doxantu ba diggoon leen sax jàppale ngir njaboot gi mën a nekk ci jàmm liggéey bi nag dëgmal nañ ko maçon yi taxaw nañ matériel baa ngi fa aussi. boo xoolee comme kër gi nu nekk nii bu tawee ndox mi du génn ci mbedd mi fi mu nekk dañuy ñëw nii nag c'était juste pour rembalewaat biir kër gi léegi dëraat ke yëkkati lenton yi mu jog yëkki adouage yëpp pour ndox mi mën a génn kër gi loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy def ci kër yi quoi. xam nga côté bii ñoom ñëpp fi mu nekk nii napp bi da leen xaw a sonal parce que buy taw ndox mi day génn ci suuf léegi moo tax léegi nag kër yëpp dañuy yëkkati seen lenton rembalewaat kër gi yëpp mu fees léegi pour mu jëm kaw daal loolu daal mooy li nga xam ne moom la ñuy liggéey ci kër yi daal. maximum daal bëgguñu mu weesu 1 mois daal avant muy taw daal bëgg nañu lépp pare daal waaw parce que jël nañu ouvrier yu bari pour ñu liggéey affaire daal. lu toll ak ñaar fukki kër ak lu topp la équipe municipale bi namm taxaw ngir liggéey bi ndaw mu mën a mucc ayib ba tax na xarañ googu yépp ndaw dëkk bi nekk ay maçon yu mën a liggéey ñoo koy doxal njaboot gi nag kontaan nañu ci lool ndax xaaruñu woon lu ni mel te jëlee na leen kaw. kër gi moom bu daan taw day fees dell ak ndox lii daaw laa ko sëkk nii lépp ban la woon day fees dell ak ndox kër gi gis nga ni mel kër yëpp yàqu na ñuy ñaan yàlla nag lii maire bi sëmb nii yal na kaagale sagaam ni mu koy liggéeyee nii yal na ko yàlla defal jàmm ci barke yonent bi. ànd ak ñoom ci jàmm ak salaam ñu defaroon suñu dëkk bi ba mu baax ndax loolu la doon xaar ci moom ab maire moom boo koy teg ci dëkk bëgg mu yor la defaral la moo tax ñii ma àndal nag taxaw nañ ci ginnaaw yàlla yéen taxaw nañ ci ñun daal ñu leen xaar nañ defal ba mu baax. bu loolu weesoo liggéey bi mu ngi wëyal di am ñoom itam xalaat nañu ne dinañ ko pare balaa nawet bi di gën a tar maire bi joxe na matériel bi yépp fay na ñi nga xamante ni ñooy ñi koy liggéey ñu ñaan mu yegg ak jàmm nekk lu nga xamante ne dina jig ñi ko yelool. xam nga kër yi am na si kër yoo xam ne demoon nañ fa jox leen ciment jox leen béton jox leen ay briques mais dañu gis ne ñoom liggéeyuñu dara li ñu leen joxoon gisuñu def ko quoi mais ren si conseil dañu ñëw ren maire mooy fay maçon bi fay matériel bi lépp moo koy defal boppam quoi ànd ak équipe bi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu chantier yi ñu liggéey ko si jàmm ak salaam daal maçon yi ñooy def lépp daal ñoom waa kër yi duñ ci fay dara maire yi mooy jënd lépp mooy jënd adouage mooy jënd fer mooy fay maçon yi mooy def lépp ñoom daal waa kër yi daal li ñu si am mooy génn seen i bagage ñu liggéey leen ñu dëkk si jàmm après ñu peintural leen. dëkk bii di Bargny dalal ak këruk Senelec bu bees gannaaw seen agence bu njëkk bu nekkoon ci ay jafe-jafe léegi nag mairie bi jagle leen beneen béréb mu am ay jumtukaay yu mucc ayib yu fa ne Nabou Sall moo leen di wane rek boobu këru Senelec bu bees. agence Senelec bu nekk fii ci commune bu Bargny
ubbiwaat na ay buntam gannaaw ba mu amee woon ay jafe-jafe ca fa ñu nekkoon. mairie bi jox na leen ab dalluwaay bu mucc ay mu nekk rek fële ca galerie ba. dañuy ubbi agence Bargny bi parce que fi ñu nekkoon dafa amoon problème après on a sollicité le maire de Bargny mu jox ñu local bi pour le moment provisoirement ñu def ci agence bi quoi. C'est pour mieux se rapprocher de la population de Bargny, pour mieux servir la population de Bargny. Bon, nous sommes là pour la population, pour gën a mën a liggéey ak waa Bargny moo tax ñu laaj local bi réfectionné ko c'est pour la population de Bargny, c'est pas pour la Sénélec. La Sénélec fu mu nekk aussi nit ñi ak ñoom waa Bargny ko moom ñun dañ fiy liggéey rek dañuy dem man dama fiy nekk damay dem keneen doy ñëw dem mais fii dafiy des pour la population donc ñuy ñaan ñoom ñëpp ñu jàpp si préserver local bi pour que mu jariñ ñëpp quoi. li ni mel dina tax ñu gën a jege askan bi ngir man leen a saafaraal seen ay jafe-jafe. Sénélec moom vraiment bu ñuy waxal rek xam na ni dañuy yàgg di investir Bargny Sénélec a beaucoup investi à Bargny donc li ñu jàppale aussi ci local bi ñun aussi Sénélec aussi mi ngi def kéemtalaay kàttan déjà électrifié nañu local bi fii amul woon courant ñun xëccaat nañu courant bi dugal nañ ko fi te projet bi ñu am mooy continuer poto yi ba alimenter Bargny bi yëpp quoi donc longueur bi yëpp dañuy souhaiter alimenter ko bu soobee yàlla fii aussi amul woon ndox alimenter nañ fi ndox bi donc côté bi yëpp ñoom dinañu am possibilité am ndox fii ñu wax que ñun nous sommes là pour la population de Bargny et environnant parce que booy xool agence de Bargny dafa dañ koo tuutil mais agence bu rëy la parce que li ko dalee Bargny Sendou Yène Toubab Dialaw ay ba Sébikotane ay Yam tuuti ay Dougar côté yooyu fii la ñuy fay si même waa Kër Moussa Bargny la ñuy fay see waa Benteñe ñun ñëpp Bargny la ñuy fay see donc fii bu affluence amee dafay kii mais quand même population Bargny aussi xam na ni yaru nañu parce que ay nit ñu baax ñoo fi nekk ay nit ñu yaatu ñu yaru ñoo fi nekk ñuy ñaan ñu jàppalante ñun dañ leen a tàllal loxo ñoom it ñu jàpp si parce que fii c'est pour ñoom la. fi mu toll nii lépp yemb na liggéey bi door na xanaa di ñaax askan bi rek ñu sàmmal leen boobule bërëb. bon aussi dañu bëgg a faciliter waa Bargny aussi reconversion si woyefal bi parce que xam na ni courant bi peut-être am na ñoo xam ne dañuy am jafe-jafe pour fay donc dañuy def campagne de sensibilisation aussi pour que ku bëgg a jàllale si compteur si woyefal bi nga ñëw déjà les portes sont ouvertes ku si am problème bëgg ñoom ñëpp ku bëgg mën nga ñoo def sa compteur woyefal boobu boobaa di nga gën a mën a gérer sa consommation kenn du la couper yow yaay couper sa bopp di nga mën a réguler say consommation loolu aussi c'est avantage bu rëy la pour toute la population de Bargny et environnement. Pour les abonnements on leur demandait certificat de résidence photocopie d'identité ku si am locataire nga defal ko contrat de location loolu lañ leen doon laaj pour faciliter leen ko donc ñi nga xam ne dañoo amul compteur classique yi am facture yi nga xam ne dañu jot facture suñu bëggee jàll si prépaiement bi am woyefal duñ leen laaj dara sa facture la ngay indi ak sa photocopie carte d'identité photocopie carte d'identité bi sax dañ leen koy yombalal jarul sax légaliser boo indee photocopie carte d'identité bi ak facture benn ancienne facture rek ñu jàllaleel la sa compteur woyefal doo fay dara waaw bu dee compteur bi si sa tur la nekk. suñu kilifa yi moom chaque jour que jëfee loolu la ñuy jëkk a soññee agence yi ku siy dugg na takk masque bañ nañ ko ba agence yëpp dañ si def ay lavoir ay sèche-mains joxe fa gel bu doy pour que clients yi kenn du si am benn problème parce que dañuy fagaru di fagguwaale santé clients yi parce que clients yi aussi ñoo ma nekk donc ñun ni ñuy fagaroo suñu bopp lan leen di fagaroo waale moo tax ñu def fi ay lave-mains ay gel affaire yooyu pour que ku ñëw rek mën a raxasu jël sa gel nekk si jàmm am sa santé sa wér-gu-yaram parce que boo wérul vraiment doo mën a am jot sax booy fayee ji courant. ngir tëcc bile ëttu xibaar dañuy ñëw ak kër gi nga xam ne mooy Nestlé Sénégal ñoom ñëwoon nañu ngir jàppale Bargny ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex coronavirus ndax tax ñu ñëwoon fi andi fi ay kit sanitaire ak bépp produit boo xam ne rek dina permettre population yi ñu mën a xeex coronavirus ba jële ko ci dëkk bi Seynabou Sall. société bi di Nestlé Sénégal lëkkaloo ak mairie bu Bargny di liggéey rek ci marché central bi fi nekk ci jàppandalub waa service finance indi nañu seen ndimbal ci lu soxal mbas mi ngir jàppale rek mairie bu Bargny ci teewaayu kilifa yi fi nekk. Nous sommes ici dans le cadre de la lutte contre le coronavirus avec la catégorie magie de Nestlé Sénégal. Comme vous le savez, depuis
l'apparition de cette pandémie, l'État du Sénégal et aussi les collectivités locales ont pris des mesures sécuritaires et sanitaires pour lutter contre ce virus. Malgré tout ça, le virus a pris son chemin dans la région de Dakar. Et c'est la raison pour laquelle Nestlé est venu vous soutenir dans le cadre de cette bataille et surtout dans la prévention avec ces kits sanitaires. Mandoy Ndoy nekk directeur cabinet wu maire bu Bargny ci teewaayam di ko rafetlu. Au nom de la commune, du maire qui devait être là, qui malheureusement a d'autres engagements, et du conseil municipal, on remercie la Nestlé. C'est vrai que c'est le moment des préventions. On a beaucoup de partenaires, mais ce n'est pas tout le monde qui est venu. Donc on remercie la Nestlé de sa présence et surtout de ces kits qui permet aussi, on peut le dire, de faire face aux mesures barrières. Donc c'est des kits apparemment de javel, des masques aussi. Et donc on vous remercie là-dessus. Vraiment, c'est la période, comme je l'ai dit. Et donc c'est un plaisir de recevoir ces kits au nom du maire et de la commune de Bargny. On vous remercie. Xanaa di ñaan rek mbas mi jóge fi ba société bi di Nestlé Sénégal gën a mën a fësal liggéeyam fii ci commune bi. mbokk yi li ma doonoon seen ëttu xibaar Bargny bi hebdo ma amoon mbégte di leen présenté di leen jox rendez-vous yeneen semaine si beneen journal jàmm ak jàmm. Masambay Merinaw bay du raas teewu guddee Masambay Merinaw bay du raas